Yeah. and everything you are entitled to. Mhm. So man dama ñëw ma fekk ak fuel coupons 11,250 per week for the mayor. Mhm. 11,250 per week for the mayor. Then ma 11,000. gis $250 every week. So I asked them, man leen lii pour lan ñu ne ma pour sa auto yi man leen wante man suma auto do consume more than 3,000-4,000. ñu ne ma no wante xam nga politicien nga dañ laa ñëw di la ñaan coupon. Man leen no man suma accepté 11,250 which is 45,000 a month. Dafa mel ni CEO moom na jël 8,000. Yeah. Director yi nañ jël 7,000. Deputy mayor na jël 10,000. So man leen cut it to what I need which is 5,000. su fekkee ni ëpp na sa 5,000. Then ñëpp ñu nekk suma ron. Gis nga just by that move man suma office I save 350,000 a year on just fuel coupon. Institution bi was save almost $1 to $2 million per year on just fuel coupons. Moo tax nit ñi suñ ni ma dee accuse ne waa mayor dafa tapale dafa nii ma ne balaa may dem jël lu naxaree jël why not ma dooree lu ma entitle because 11,250 is already an entitlement. Yeah. So balaa ma dem laal leen feneen su fekkee xaalis laa soxla damaa jël force man luy war a ñëw si man which is the 11,250. So xam nga when you travel tam dafa am lu ñu dee def dañ la dee wax ne ok léegi dangaa tukki ñu def la business class. Soo jógee foofu dañ laa jox per diem. Soo jógee si per diem bi dañ laa jox what they call retirable impress. So ma ne leen de lan mooy per diem ñu ne ma per diem is for your expenses pour sa hotel taxi yooyu jël soo tukkee so ma ne leen ban mooy retirable impress bi tamit ñu ne non xam nga boobu rek xam nga meyo yéen da ngeen dee bari problème ma ne leen hey first of all génne leen retirable impress soxlu ma ko. Okay, because loolu is even against the law. $1,500 la and you never retire it. ñaareel bi di business class génne leen ko. So man I travel economy su baree ba bari premium economy. So ma gisee business class nga xam ne suma xaalis la. Like when I was coming to London, I came business class. That's my money. I'm a politic. Ñëw ma leneen. So basically. So as an official, comme Gambian officials, it's a must for them. It's a must to travel business class. But for you, you prefer economy. Come man, for my talk. Not all Gambian officials, but ministers certainly. Ministers, that's what I mean. Ministers, government side. Yeah, ministers, mom, they always travel business class. So they may, I'm time boy do business class, don't fake a minister. So basically, man, I said this is a waste. There's so many problems that are happening in KMC. So many things I have promised to fix. So what logic does it make? So I'm not your examples of how they disarm you. Parce there's a saying, sa game bisu face don't know. How can you talk? So another thing they did, hanga man buma ñew KMC yanko ba this car was a Land Cruiser. Dafa demon be yahu. Dafa demon be it was not a very good vehicle. Yeah. So man I came with a Dodge Durango. At the time it was Dodge Durango 2017, and I became mayor 2018. Man I came in with a brand new car. Very nice car. So boy, sasuma campaign time with no moto mayor bi mo ñu so I said to them, look, man solo ma moto. Deputy mayor amon moto. Man so ma waree jënal moto da nga jënal deputy mayor moto da nga so jox leen ko moto Yankuba Colley momu drive bobu. Man I will use my car. I have no problem with that. Lu gëna am solo nañ fatapa yu nekk KMC and see how we can get this institution going. So at first everybody's like, okay, key is different, So guy door di mom moytu ma gis offer si door di wañeku. They bought me a phone 90-something thousand. Man I'm na phone. And remember that time the dollar was 50 or 40 something. So $2,000 phone. Man okay, da ngeen mako jënal tek leen ko fi ñu tek ko. Ma yonis ma protocol bi to phone shop bu ñu oyé Sun City, City phone, Sun phone, fatena. So it was in Westfield. Sunrise GSM. Sunrise. Yeah. So it was in Westfield. Mane, you will my phone me. I want the same kind of phone. In my invoice. You need my invoice phone, bobo. They brought me an invoice of 45,000. Same phone. So you be whole investigation because of the phone, and some people were terminated and transferred. So
it comes back to Lumawa. Legi, my final point. 6 months after Buma Dawal Motobi, Councilor Karamosi say student council, meaning he doesn't believe it is right. Ne man mangi dawal private car for official duty. So municipality dafa wara am prestige. So mayor dafa wara am at least a number plate that says mayor of KMC. Mayor one. So Yeah. so they believe the council be stable na at that time because fair na debt si regularize na yep. They believe it was a time pour ma jena moto. Man ne okay legi budget len. So new budget I remember 5 million or so. Man ne len dafa bari, but just because you budget doesn't mean that nga jena. So guy inil ma bena moto from Shebe Madi and Sons. It was a Nissan Patrol 2019. It was brand new, 2018 or 2019. Yeah. Moy baro moto yum dan force dawal. Yeah. So buñ ko iné manelen li ñata la I saw the car dama guilty. Manelen li ñata la ñu ne ma 5 points. So you saw the car and feel guilty. Why? Look at I went with the car one day home. Suma driver of my drive Baker. Moto bangi pak mati da suma lal munuma nelaw. Ndeysaan. So in the morning I'm breakfast rek. Time bu ma calls my wife. Mane ko mane. I need advice. I have this car cancel bi. Li lañ jina wante xam nga all my campaign promises, everything I've said, it goes against man am na suma moto bopa. You know, my advice is if you can't sleep at night, return it. So on my way back, ma call time over Sheba Madi. Mane, do you have a car that is, something more reasonable? Bunga hamne meo muna ko dawal. The only car they had was a Nissan Patrol. Comme you doctor ide dawal. Am nga Patrol ñaar la. Am na you MRC doctor yu ñaan jina. MRC doctor, yeah. That box car bu ñaaw bu. The box one, yeah. So mane ko anyway, inil mako comme ko lo reeran. So buñ ko ine, it was half the price. So mane suma director ñu delo bale. So that car la ame for 7 years. I used it in my first time. Nini hame na ma moto bobu sa. Very, very, very ugly car. But it's for service. So I used it for my first time. Then I used it for my second time. One day, same crisis ñëwaatee yëfi moto deputy mayor. So I gave deputy mayor that mayor's car. And for the past 2 years, I'm driving my personal car. Own personal car. Yeah, I don't drive. Man, I'm a motor cancel. So that's why when people say all this crap, man, one day lu yomba moy ma jël what I'm entitled to, bala ma halat what I'm not entitled to. So all this lan la, two things la, bena. Is perception. Yo yange ote dara, yange def the opposite. Okay? So as a leader, you should be very mindful of that. Nyar is about precedence. You also buge all your junior people to save money and be conscious of cost and to not waste public resources. You don't see all our door. And because I am like that, the Fatah Council be ñep ñu mandu. See how they spend government resources. Parce que wonder if I was wasteful, di nangu lu bari, di def lu bari, then it's very difficult for ma am kado. And leadership yep kado la. It's about, so wahe ni ñi déglu la. Yeah. So basically, this was my, journey at KMC, but we were able to reform. Then government, of course, at the time, UDP and Barrow were together. But 2019, when the break started, and Barrow saw me as the champion of UDP, as Kunga Hameming empower UDP, Yeah. So I went to Minister Time Bobuki, Musa Drame. Mane ko look, ñun KMC Yankuba Koli has a waste management crisis. Taxoon na be guy marché génnee waste marché bi ñoo dom ko ci kanami office Yankuba Koli. I don't know if you remember that. I remember that. Yeah. Mane ko léegi ñun KMC amul benn moto. Liggéey naa KMC so many since I was in my junior school. Liggéey naa as a supervisor, dumping supervisor in KMC. So you contributed to the problem. They took me without like Conte. He took me without any background check, anything. So I know KMC then. Yeah. Without interview. Yeah. Wow. So basically, what had happened was, Madam Simusa Drama, maybe the ghost workers, my name is there. The ones they were paying. Fatena Lulu. So there was a lot of ghost workers. Yeah, so KFC has this issue where when you have payroll audit, we found almost 300 people were collecting salary every month.
every month without showing up to work. Yeah. So you're Singapore. Ka? Sila I just do man an si boss investigation on you, you know. man sa dama daan dem jël loan. I don't work anything, you know. Oh my God. Yeah, so Dama daan dem jël payment. I don't. Yeah. these were some I of the was there. chronic problems. Lii yëpp lañ adjust, shorty. We adjusted Yeah. all of these things. KMC is such a serious institution now. Gis nga bu ma demee si Musa Dramé ma ne ko look, we need help. Yan nguur gi, what are you doing for us? Man, ñi ngi inherit this council, amul xaalis, mi ngi in debt. We spent the entire time paying debt, trying to correct this council. So mi ne ma no, xam nga ñoom dañ ñaan tokki si ñu ne dañ leen may compactor trucks, etc. Man ne man duma xaar. So I went to the Meet the People tour on the platform of the president. But basically put him under pressure by using very strong language. Man ne ko president lii sa wargal la. So Barrow, I think that was one of the things he started hating me or disliking me because Tom me. It was not very pleasant. I have mayor so campaign, you make big promise. But so new office this reality be. You know, I think that's the first time he said it's not easy like that. Yeah. You know, so imagine ni paroñ ma dimbale. And of course at those days I was always with Dabo. I knew the fight that was on the ground. So I knew that they will never help me. So Madagascar Feedback with my counselors, you advertise a very unique project, which is the Mbalit project. And we succeed. So Mbalit project, they were so shocked. Guy knew, dañ ma jëkk a call. Somebody first called me, Mohamed Jamo ma jëkk a call. Mi ne ma ne, President Barrow mi ne motoy daal, moom su ko inaugurate, motoy duñ génn. Mi ne ma taali muñal rek moom mu inaugurate moto bi. So ma ne leen ne anyway, ñun may nuñ pour ñu am joint inauguration, wante moom kenn du ko mën a def. Understand nga? So after guy Musa Dramé was fighting, so I think there was a competition there. Mohamed Dia is Musa Dramé convincing not your Barrow. uncle. Musa Dramé, okay. You know, he's somebody that I'm so disappointed in. Musa Dramé's wife, Auntie Teresa, was working in my dad's office when he was a permanent secretary. When Mohamed was a parliamentary clerk. And Musa dem si office is my papa fofu la mite jabaram sa. So it's like for him to turn around, def my enemy is shocking. Musa was working with my dad. And there was many stories. You know, I'm not time sa dafa weki dega na AC parliament bi. Yobu ko kiram. Gaya buka ko arrest ma papa mo ko dimbale. Daf si yaga nak. You know, so basically Musa Dramé basically was fighting was very, very, very hard. So guy talk rek Yankuba Dawa jiare call ñu ne he got instructions from the government ne duñ am duty waiver. So su fekkee ne ñun fayuñ 13.1 million in taxes, xaalis bi du génna. Trucks du génna. So Musa had insider information he thought was valid ne KMC amul xaalis. And sorti, gis nga diggante May of 2018, where I found council bank accounts over 20 million in arrears. By May of 2019, we had $45 million cash sitting in KMC account. Wow. Lolu mo la won turnaround buñ def. You know, so guy bu ñu charge 13.1 ñu am emergency general council that night ñu resolve rek pour ñu fay trucks yi. So buñ fay trucks yi génna Barrow was so angry. They launched an investigation. Wow. They launched an investigation. Ñun naka lañ xamé sa dañ demoon pour ñi ñoo ñu call pour files naka lañ ko def GPPA. Ñi ne for what? Ñi ne the State House dañ launch special investigation against the trucks. So when these guys sit now and say, wow, KMC dafa tilim wala ñi defuñu waste management, it's like, is this not the same guys? Ñun buñ doon indi truck guy dañu xeex. Yeah. They have never tried to help anything with waste management. You have a whole Ministry of Environment. Doing def darasi waste management. They have an entire National Environment Agency. Doing def darasi environment. You find the environment council reg mom environment. Environment is owned by the government. Yeah. You are a lead in this support council. You know, so basically, when launch a trucksy, they now were telling themselves because it was 30 trucks. $153 million we had to pay it in 3 years. And
I think now everybody's sharing that video where Mohammed just said we paid it in exactly 3 years. Wow. My background is economics and business. Sluma Dugarek, I make a spreadsheet. Yeah. One of the comments Mohammed Dia actually said, to risk his money. I am the first politician come your office and magene calculator. Wow. Yeah. So I can project. I'm an economist. I'm a business person, and I know what is feasible and what is not feasible, and I can assess if something is financially sound or not, or viable. So the 3 years we were able to pay off the project. People are asking which Mohammed Ja. Is it QCell or Ja Oil? No, Ja Oil is not called Mohammed Ja. It's not called, yeah. It's called Hamidou Ja. Yeah. So now the Mbalit project is a model. Birkama Area Council, same model la guy def 3 years, So 100 you million. council Everybody, Yeah. So Okay. you pioneer local government. Yeah. Wow. Come niti We pioneer local government. Yeah. Go ahead. Niti ñu la xaar buguma jël sa time ak ñu seen time promise na len pour jox len time bobu nonu, but I think we will have another chance before election and stuff like that, because fee social media TikTok moy di top pour nga am supporter, pour nga am niti olu la, pour niti deglu la. I never knew. Yeah. I never knew. TikTok is the place. Dama respect sa guys and lefini why dañ am lot of question here. Légui dama la bëggal laajte comme yow légui ñëw nga pour bëgga nekk président, def nga coalition ak NUP and other political parties and movements, te yow yaa war a nekk leader foofu noonu. So léegi Gambia ni luñ bëgg a xam mooy ne comme yow Gambia léegi youth si ñoo gën a bari mag yi, so yow sa plan lan ban opportunities nga am pour Gambian youth si pour buñ dem backway bi, pour buñ gis ne ñun duñ ko mën a make duñ ko mën a mën nañ koo make Gambia war ñoo dem Europe, ban opportunities nga am pour youth si? Man, I don't think this interview can handle it. One day, let me just say this: Unite is the platform that you can bet on. The reason being, you start to rise, and we are rising very fast. We are very youthful, we are very dynamic, and we have an iron will. We'll get to our destination. Now, youths are majority in the Gambia. I'm still a youth, although I'm getting old. I'm an old youth now. No English. No English. Wow, man youth la velegi. Youth bu maget. I'm gonna be 40. Wante dafa nekk lu nga xam ne tey su fekkee ne dañu war a dimbale suñu youth si waruñoo promise yu nga xam ne are impossible. Comme tey politicien su taxawee mi ne waaw dama create 100,000 jobs youth si ñu am xaalis, o dama indi bank ñu jox youth si yëpp xaalis, dañoo ne small ji ñun xam nañ ne loolu possible, loolu waxi politique la. Luy dëgga shorty lii dafa nekk a medium to long term plan. Gis nga youth si Gambia am nañ big potential, wante su fekkee ne économique Gambia nekkul di dox, amul benn magic boo mën a def ba youth yooyu mën a tekki biir Gambia. So everything that Gambia government does wala politique is short term measures. Man lu ma dee wax mooy ñun within 10 years dañ bëgg a poverty mu jeex Gambia. Naka loolu mën a possible benn dañu war a make sure ne Gambia mu am vision, ñu am country plan, parce que àdduna léegi benn dëkk mun da develop amuloo vision pour sa dëkk bi. So ñun suñ vision for Gambia is within 10 years ñu nekk middle income state. Naka lañ mun a nekkee middle income state? Dañu war a am vision ne Gambia dafa war a nekk a trading hub. Naka la Gambia mun a nekkee trading hub? So xoolee history around the world, naka la dëkk yi day jógee from nothing ñu rise ba nekk top country. Singapore, Mauritius, Botswana, Namibia. Danga war a am good governance. Dara munta xew si dëkk tabaxuloo good governance munta nekk. Parce que tey as a foreign investor su ma invest suma xaalis Gambia lu ma jëkk a xam mooy ndax mun naa koo génnee with ease. Ñaare lu ma xool su ma amee dispute ak Gambia government wala Gambian ndax mun naa génnee suma xaalis. So corruption bi tam naka nga ko reyee good governance like checks and balances. So Singapore am na lu gaay day wax they exported trust yi nga nit ki su demee ba óolu sa dëkka dafa yomb pour dugal xaalisam foofu. And Gambia ñun suñ population dafa tuuti, we are 3 million people. Suñ land dafa tuuti, we are 50 kilometers by 400 kilometers. Amuñ benn natural resource.
wante am na lu ñu yàlla may nañu youth number one may nañu good location number two may nañu river bu daw suñu digga and ocean access anglophone countries surrounded by francophone countries may nañu 5 hours away from Europe 7 hours away from US mainland so am na lu ñu yàlla may bon soo gisee British yi tey ñu nekkul ne suñ maam yaa créé Gambia de British ñoo jël pen ak paper ñu draw Gambia li tax gaay def loolu stratégie la dafa am a strategic reason so ñun foog ñu dellu si paper boobu mënuñoo dellu jamono Mansa Musa ñu claimaat Mali Empire wala Ghana Empire wala Soninke Empire luñ mun a def mooy luñ doona from anglais ñu utilize ko pour nit ñu dëkk biir Gambia moo tax ñu dee wax ne kenn moomut Gambia it's true because Gambia it's not a country that just found itself it was created so ñun suñ job lan la how do we uplift the people within these borders naka lañ ko mun a defee let's go back to basics léegi we want to make Gambia a hub bu nga xam ne dafa service not the Gambian population but the sub-Saharan Africa and the sub-region Mali Sierra Leone Mauritania Guinea Conakry Guinea Bissau there's 100 million people living within that area. How can Gambia be the service capital for those 100 million people? Wallahi, that's the only way we can get rich, and we can get rich. But the first thing, moy, we have to say, we good laws. Then you want to am loi yu baax. Then you want to am institution yu dëgër. Understand nga? You want to am systems. Systems you run government. Understand nga? Lolu suñ ko amé luy xew naturally. Good news will start traveling. People will start talking and say, oh, Gambia is a serious country. So credit rating dafa dem up. So trust dafa dem up. People will start promoting us as a hub, as a service hub. Legi ñun tam dañoo package Gambia di ko jaay as a vision, as a gateway to Africa. So legi, commercial banks will headquarter there. Insurance will headquarter there. Big corporations around the world will headquarter there. Ñu wàññi tax, ñu introduce fees. You encourage universities to come be hosted in Gambia. So eventually, what will start taking shape over a 5-year period, Monica, President jarul ngay tok ngay ubi building ngay ubi Italy. Deka bi moy neka di dem rek. You just get reports from your ministries that infrastructure projects are going on. So schools are being built. Quality of education is increasing. Wala gis nga ñun ni ñoo defee politics. Benn tali at a time, benn building at a time. Kañ la ñoo develop? Tey demal ci up country bi nga seet birth rate bi dëkk boo dem liir rek nga faa gis liir ñun family planning amatul Gambia the level of birth rate is so high and every Gambian lu mu war a concern moo nekk in 20 years Gambian population bi na dem to 5 million ndax ñun am nañ land sax fu ñu teg all those 5 million people we are not even planning for housing ñun niñ dee build is horizontal we are not building vertical so soon duñ am fu nit ñi di dëkk sax so Gambia dafa nekk in a crisis bu nga xam ne it takes serious leadership. Wante ñun suñ politique yëpp saagante xasante gisoon naa tribal nonsense. But the real threat moo nekk there's devastation waiting for us or opportunity. ñun unite lu ñoo wax moo nekk ñun am nañ di will am nañ xam-xam bi am nañ dynamism am nañ di connections to really take Gambia to where it's promised to be. Wallahi gis nga Gambia su àggoon fu mu war a dem banta baa sa du amaat wax bu sew sa du amaat kenn du am time bi kenn. You should be busy. So you say banta baye bari wax bu sew bi bari gossip bari hasante bi bari because nit ñi amuñ liñ def so moo tax ñun ñu ne we want to end poverty in the Gambia gis nga man ma jéega baro muy wax ne waaw Talib du xam nga moom du dee suma tur daf ma dee garuwaale mu ne gaay fajaaray di économiste xaw ma naka la ñu dee ooyee sax mi ne di am na word bu mu dee di capitaliste yeah. mi ne soo tegee ñax ak ñaam bi sax duma xam lan mooy différence bi waaw mi ne ñooñu soo leen bàyyee bañ take over seen government bi wallahi yéen baa doole yi kenn du leen gis the first thing lu ma dee laaj Baro yow yaa ngi 10 years lu tax baa doole nekk sa dëkk sax as a president 10 years 50% of your country is below the poverty line that is the first question 50% of Gambians are below the poverty line. 60% of youths are informally employed. Wow. So, bro, dafa war a toog sa di wax ne est-ce que man am naa dëkk yow sax nit ñi kenn liggéeyut kenn amul production ñëpp ñu ngi si informal economy wala ñi ngay dem baaku yi
So man dama foog ne ñoom dañ dee ñaan sax nan la wi dem back way pour buñ nekk suñ problème. ndeysaan. I'm telling you that these are serious things. Yeah, Because you very never serious. hear a campaign against backway. You never hear solutions against backway. No, So no. there's a lot that can be achieved, but it takes serious government. Your president bi, so yërëmut sa nit ñi, doo leen mun a dimbale. If you think poverty is okay, you can help nobody. If you think poverty is okay, you can help nobody. Man, I don't believe poverty is okay. I don't believe anybody in this dunya dafa war a po. For what? Pour kan? And fii Gambia dafa nekk a place bu nga xam ne everybody thinks the only way out is to join government. Yeah. And dëkk bu correct. ñu paree coono rek, ñu paree sacrifice, ñoo dee join government. ñu nga xam ne amuñ no way out. Wante the first choice should be private sector. So sorty, the answer is big because man lu ma la explain is a broad plan. It's a Am broad laal na plan, yeah. agriculture, laal na tourism, laal na a lot of areas. Laal na everything. Li nga wax yëpp, wante mu ngi lu laal gën sama a question bi basic, yëpp. lu gën a basic mooy président da nga war a éene sa dëkk lu mag. Da nga war a toog nga jealous. Nga ne why is Dubai like this and I'm not like this? Why is Singapore like this and I'm not like this? Fear boobu noonu. Every day sa xol sa deret dafa war a tànga. Ne man du ma noppaleku. But within the period bu ma Gambian may ma bàyyi legacy bu nga xam ne dañ ko waxantu ba illaa yawmi diin. Mooy ne moo tax man mus nañ maa laaj ñu ne ma lan what do you want to be remembered as? Ma ne man I want to be remembered as the Lee Kuan Yew of Gambia. The guy who changed, could turn on to bring an era of enlightenment. Ku indi that switch. Bu nga xam ne Gambians will no longer settle for this basic nonsense. We have to dream. We have to be ambitious. We have to be on par with the world. Man dama bëgg dem airport. Within 30 minutes, ma book flight, maa ngi Europe in 5 hours. Dugga fa without harassment. And I can even go and travel to Singapore and come back the next day and do my say, I'm ñaari hell. Swing counterparts around the world. Yo, yaa ngi dëkk Europe tey. Yeah, yeah. They treat airplanes like a taxi. Yeah, definitely. Understand? So, man, like I said, I have a very big dream for Gambia, a very big heart. The difficulty mooy ndax suñ politics bi nañu ko may. That's the difficulty because ñu suñ politics level bu mu operaté. Moo tax ñu bari dee wax ne I know you got me excited now, Shorty, bàyyi ma moo wax. You got me a bit excited, you know. So the politics, lu tax man nu ma dee engage at a certain level of politics because du ma dee xam lu ma tontu sax. Because when you bring the conversation to a level of hasante, sagante, tumalante, defante, or if it tribe ak yooyu man suma mind bi du dee mën a operate at that level mënuma ko xamuma ko sax. So my default position is dam dee noppi rek because lan lay tontu. I don't know how to respond to some of these things. So moo tax ñu ne ma Talib du dee tontu no man soo ma waxee lu jara tontu or the level bu ma operate I can talk all day. You very hamuñ, but I can be very talkative. Today I realize can be that. Man sa dama dee wax ne ndeysaan Talib du wax. Xaaral man ma waxal ko. No, Waaye man tey su fekkee ne surprise, yeah. soo ma laalee ay topic, I can be very talkative. Wante soo ma laalee ay topic, I don't know what to say because yow tey soo ma waxee ne sa papa jógewu fi lan laa tontu. Soo ma waxee ne waaw yow 6 and 9 nga lan laa tontu. You are manipulator. What can I say about that? You know, I cannot operate at that level. When there's so much challenge at a policy level, you do go politics. We can talk all day. So don't hold 90% of ñi lu ñoo wax amul dara pour def ak dëkk bi. It's like we are at a high school, ñu tasee si cafeteria di jowante rek. Ñu amee dëkk bi. You know, so basically we are at a serious crisis, but amuñ serious leaders. Gambia we are at a serious crisis. Amuñ serious leaders. Wallahi doo ko xam ba nga dugga si àll bi. Soo duggee si dëkk bi, one thing you realize, the poverty is so crazy. Gis nga man, now all I do suma demee to is local lodging. Local lodging, I love it. Because you realize how good Gambians are. Gambian bi dafa bàyyi néegam, bàyyi këram, jox la bés néegam pour nga dëkk ci moom, nga xam, nga pour moom mu ngi laa trangal, jox la lekkaam yépp. Wante soo amee xel nga observe nga ne man de fii just simple sanitary toilet nekku fi benn kaw gi yëpp open bathing la ak open pit toilets 90%. You know, so nga xool ne the basics pour jox human life
value nekku fa ndox yëpp bidong la néeg the most luxury néeg buñ la jox suñ la yóbboo si toile bi yëpp bidong la soo bëggee sangu soo bëggee si toile bi there's no running water dañoo dem root every suba life is so hard life is so difficult then ñii they are so generous nga xam ne Gambian bi du problème bi de Gambian bi ku baax sorry the leaders are the problem sa dem bi si dex bi doo dee lodge comme hôtel yi nii ak dang dee lodge locally li yëpp local la yëpp local la unless the place amul dara lu suitable man kañ taay yëpp sangu mbedda laa dee def te beñuwaar bi rek ay waa su seedee ma jóg tuuti suma yaram bi tàng rek ma def beñuwaar bi nii very humble okay ñu dem dañoo jump question yi because time ngi dem comme yow soo ñëwee like sa first 100 days in office Gambia ni di crying thing Gambia ni luñ am léegi nii xam naa ne lekk la de waaye electricity ak ndox mooy problème yi Gambia how are you going to solve that naka nga mën a solve loolu so gis nga nawet mooy problème bi man xaw ma nawet seen sëriñ moo baax wala am na téere bu ñu suur si gannaaw wante every président ku ñëw dangaa xalaat pour privatize nawet mujjee fi nga bàyyi gaay si luñ nekka gis nga this day and age government should not run businesses that's the problem you should never gis nga government referee nga understand nga dangaa create the rules nga create the platform nga make sure there's a level playing field for everybody ñoom ñu do the playing so dangaa gis ne you look at NAWEC should have been privatized long time ago you allow different generation companies ku bëgg a def solar ku bëgg a def waste to energy ku bëgg a def HFO let them compete tey yaa ngi am Africell yaa ngi am Qcell lu tax network bi balaa mu fay it can take years because it's privatized there's competition Pura dafa regulate prices allow guys to compete so distribution the same thing so the water problem mooy ñun suñ fixé generation beneen challenge bu ñu am mooy the grid dafa màgget so we have to privatize distribution pour foofu tam mu am competition allow competition gis nga competition daf dee allow dëkka mu thrive understand nga so NAWEC the only solution mooy nga either nga allow competition into the sector meaning ne NAWEC dafa compete with other sectors comme during Jammeh era they allowed telecoms to compete with Gamcell and Gamtel gis loo Gamtel léegi deena they could not catch up or nga ne léegi dama privatize NAWEC dam ko jaay ma allow sector bi mu private wallahi just that doo amaat courant bu missing because lu nga xam ne ñëpp dañ ko soxla on a daily basis dañ ko fay in advance is prepaid not postpaid every single human being soxla nga courant ak ndox ba pare dañ ko fay as a prepaid amut losses lu tax loolu war a manqué it's the best business in town you know so basically government's job is to regulate prices and allow the players to play jigéen yi loo amal pour Gambien jigéen yi soona nañ te ñoom ñoo nekk si politique bi ñu la téye tey yow taalib tey góor yi bari nañ macha allah waaye jigéen yi ñoo fa gën a bari te jigéen yi soona nañ si marché yi jigéen yi soona nañ si biir Gambie yow dem nga Upper Gambia gis nga Gambie nu mel si biir jigéen yi nuñ soonee foofu noonu amul liggéey education bi is big problem in the Gambia education bi àggul ñëpp Gambia yow lan mooy sa plan pour jox ñëpp education ak jigéen yi naka la nga naa dimbale ne okay now def the last answer because gars yi door nañ di complain waaw so gis nga jigéen dañu am historical injustice in Gambia just like blacks had in America or even women in America mooy ne over the past history culturally all over the world moo tax ma ne America sax jigéen duñ leen daan nangu ñu liggéey duñ leen daan nangu ñu dem school duñ leen daan nangu ñu participate at a certain level si economy bi so women in Gambia have two problems man as mayor two things I've observed I receive a lot of girls youths and boys in my office I receive a lot of women in my office they have a big confidence problem gis nga soo invite young people in your office and it's a mixture of girls and boys so leen waxee ne okay come and present lan ngeen fi am góor yi rek ñooy wax you always have to tell jigéen ñi yéen kenn doo wax and 9 out of 10 times dañoo refuse pour wax and the same culture mi ngi prevail in our institutions mi ngi prevail in our schools mi ngi prevail in our politics so women empowerment warta nekk just waxin
it should be a deliberate attempt pour dugal confidence suñ jigéen yi pour xam ne they should lead pour xam ne they should participate pour xam ne they can because man tey my success I credit it to a woman man tey suma success Talib Bensouda sa human being suma yaay ak yàlla ndeysaan so xam nga ne benn jigéen mun naa change community and that woman moo change family am tam our entire family brother Sam yëpp moo leen dimbale ba tey gaa ñu nekk successful human being moo tax góor su successful moom boppam jëkka ak xëy na the immediate son or what not wante moom boppam jëkka wante jigéen su successful mun naa def community mu successful an entire community can be successful so because nga ne da nga bëgg a dem waaye Gambia ni yu bari bëgguñu nga dem ok just jox ñu bii rek sécurité bi reyante bi bari na Gambia on na jeexaluma si jigéen ñi no ñu em foofu rek ñu em foofu we know where going waaw baax na we'll make a women program yeah so like reyante bi bari na Gambia te Gambia ni léegi Gambia ni yëpp a ragal so yow sa sécurité bi Gambia mi naka nga ko defee pour reyante bi mu jeex it's not about economic and stuff like that yow naka nga war a aaree Gambia ni pour kenn du dem si këri kenn pour rey ko as a president waaw am nga first of all ku rey dañ la war a rey loolu moom warta am benn waruñu am two mind about that man xaw ma lu tax loolu sax war a nekk issue yow soo toogee nga nekk sa jàmm nga plan dem këri nit nga dem nga rey ko lu tax yow waruñ laa rey it's as simple as that so nekkul ne président moo day rey nit there's a justice system yeah so death penalty ñun suñu waxee ne dañoo toppa Europe di neexal Europe ak ñun duñ benn understand America tey dañ dee def di death penalty Russia China Indonesia society bu nekk ak boppam so man keroog dama mer xaw ma dat boy bu ñu rey Latrikunda den ma gis di criminal mu génna di joxe middle finger ma ne look at this yeah you know so basically loi bi warta nekk si loxo nit ñi loi bi dafa war a nekk ci dañ ko war a institutionalize man Gambie laa day gis nit rey nit njobooti ko jóg di ñaan pour ñu baalal reykat bi can you just imagine that so how do you think ëllëg rey du amati parce que lu si gën a am doole loolu lañ de ooyee présidence dangaa set exemple gis nga loi yëpp exemple la parce que tey soo defee exemple ëllëg ku xalaat pour def dafa bàyyi wante yow soo setut exemple it means that yaa ngi ko jox easy right ne okay you can kill and get away or you can do crimes and get away so one is to make sure ne we institutionalize our courts judicial system bi mu dox and we need to build prisons ñun we are even working on something as a unite party and duma ko wax ba mu sooti but we are going to take the best examples from dëkk yu nga xam ne they've done it very well and they've been able to get rid of criminality but Gambia prison system bi dafa need capital injection you need more cells you need rehabilitation centers because we just don't put people into prison pour punish leen wante the people ñu nga xam ne mun nañ leen a dimbali dañ leen wala rehabilitate gars yi dellu si society okay thank you very much wante loi bi mooy number one wante gis nga crime ñaar la tamit am na lu ñuy wax crime and the causes of crime gis nga suñ conversation bi fu mu starté yëfi economic development ak youth si am luñ def ak am lu ñoo tekkee wallahi gis nga bàyyi sa xel gis nga dama seetaan benn vidéo xaaral show de ma jeexalee fi dama seetaan benn vidéo TikTok benn waa ji moo doon dawal motom bu seer biir New York xëy na you've seen that TikTok biir New York City Times Square muy dawal nanka benn waay ku nga xam ne kooku looks like he has nothing toog rek jël ndox tuur ko ci biir motom bi so waa ji borom moto bu seer bi génn pour xeex bu mu tasee waa ji ku nga xam ne nga amul dara woo sa poor guy mu xool ko mu dellu ci motom bi mu dawal mu dem and you know what that is fu nga xam ne something who got not something to lose ak ku amul dara pour lose fuñ tasee gis nga ku amul dara pour lose mun naa def lépp wante ku am something to lose wallahi na xalaat balaa mu def moo tax fuñ dooree suñu wax bi if we can fix the economic problems nit ku nga xam ne tey am na dara am nga kër am nga doom am nga liggéey am nga auto you are looking forward to tomorrow wallahi doo def crime so moo tax
Manila, crime and the causes of crime. If we fix our economy, naturally, crime dafa wàññeeku. Wante tam ñu nga xam ne rëcca nañ because ñàkk rek warta tax nga rey nit wala nga def lu garaaw. So ñu nga xam ne nag faale wuñ ñooñu you have to deal with them with the full force of the law. And law boobu should be institutionalized. Da nga gis ne duñ jàppa pate because papaam dafa am xaalis wala papaam dafa am connection mu dem mu fexe bañ ko génnee si judicial system. Mr. President, this is very important. Xam naa da nga war a dem. waaw arama ñëw dem. waaw ok Barrow daf lii dafa neex a soxla Gambien yi. Barrow daf dee receive $500,000 as a president feyam bi. te man yëg naa ne yow sa fee bi KMC xamuloo sa fal na dee dem parce que da nga ko dee joxe. 44,000 la. yeah 44,000. te doo ko dee gis. You said that you gave it away. No, dañ ko dee gis in the sense that it's paid into my account. On nañu am system bu nga xam nga ñun KMC we receive man suma office I receive daily about 10 to 20 people who come for personal problems. Ndax health problem, ndax scholarship problem, ndax luwas problem. So KMC nit ñi dañu miin loolu. So lu xew mooy soo déggee ma ne dañ ko miin meaning ne before they used to come to Yankuba College office and daf leen daan jox. So people feel wow wante xam nga ñoom seen difference moom they used to use the council to support people. ñun nag times have changed, we have checks and balances, so man mënuma loolu. So what I do mooy dam dee jël suma salary bi teg ko ku ñëw ma defal la envelope $500 yi ma jox la envelope $500 yi su wante léegi because nit ñi dañu déggal loolu the volume of people coming is so high then they are waiting list of 100 people or 200 people. So loolu lañ dee miin ne mayor du dee jël salary am. waaw léegi yow soo ñëwee président $500,000 la Barrow day am. Are you going to cut your salary or are you going to put your salary on Gambia where Gambia needed it, or you're going to take this $500,000 or add it? What are you going to do with Gambia salary? No, so one of our key promises is to cut the presidential salary. It's $600,000 and he doesn't pay taxes. So lolo munuma understand why a president could encourage ñep ñu fay tax to pay tax. Ñaarel bi the president's salary and minister's salary should not be high. Gis nga ñom 30% bu ñoo daxé ni sen boppa la because 30% bi ku gëna high yaay gëna am lu uppa. Ku gëna tuuti moy gëna am lu ndaw. Motax mané there should be a distinction between a public servant and a civil servant. So the president and ministers how many percent are you going to cut from your as a president from your salary? We have a policy of 30 to 50, but we have not yet finalized through our manifesto. One day, basically, Luma wax moy ne the president's salary is too high and he doesn't pay taxes, which is wrong. Two, ñom sen increase yi warta affect president bi and minister yi. It should affect the lowest paid civil servants. So bu ngeen dimbale civil servants nga ne da nga yokk 30%, you should exempt yourself as a president. Mr. President, duñ am First Lady's Foundation in State House. Well, astagfirullah. Astagfirullah. First Lady Foundation kay yalla ñu yalla musal. Amen. Yeah. Okay, what's your final word to the Gambians? Parce que ma ngi gis yangi yakamti. Like the APRC people send ñom don't call. Like they are asking how, if you become a president, if they vote for you, if you become a president, how are they sure that you will make the way easy for Yaya Jammeh to come back, even though it's going to be going to court and stuff like that, but how are you going to make a way for him to come back? So man, I say Yaya Jammeh's problem is not a political problem, it's a justice problem. Yeah. So man, no more gisee moy ne just if he wants to come back, he can come back. One day, justice Larek is about justice. It's not about what can make a political policy, because they are real victims and there's real issues. Man, thank God, range my family member. One day I'm not going family member, I'm right. So you say can munta am closure, because affair we demo through the judicial system or justice system. So there's this stalemate where Barrow, I don't think Barrow sabuga na Yaya Jammeh ñëw to face justice. Barrow bugut Yaya Jammeh ñëw. Mom, he just wants to stay in power. Nakala mo win an election. And he sees Yaya Jammeh as a political threat. Yeah. Understand? So dafa bañ Yaya Jammeh ñëw
people gravitate because Yaya Jammeh is still popular in many parts of Gambia. Yeah. Wow. So man luma explain mooy ne dañ ko politicize and that's not right. You know, it's a justice issue. It's an issue of justice. Léegi loolu warta nekk an issue bu nga xam ne président sa dang si nekk di ci wax. Yaya Jammeh is a Gambian citizen. If he wants to come back, he can come back and let him just face justice and then ñu xam ne di nga génne airport whatever fee the bi outcome. waxoon nga ko di nga génne airport fee bi the €20 and $20 I don't know how many. It's boobu di nga ko absolute scrap. rubbish. Yeah, boobu di nga ko balaa scrap. meyo di dem mema bii nii gars yi ñu ne di nga ñëwaat pour part 2 because ñu ngi am yu bari ñoom tam There's ñu a bëgg a lot of wax questions here. There are a lot of- waaw No, affaire no, yi man, am na boy bi fi laajte am nañ fi laajte affaire yi football bi lan nga leen mun a defal youths yu góor yi xam nga ak jigéen yi yëpp ñuy football waaye dinañ fi waxtaanee yu bari daal soo ñëwatee pour mu am part 2 ñu bàyyi la No, nga man, dem. I'm addicted to this. Mbaa duma ñëwaat Alexa. So we get elect after No. We'll schedule properly. yeah, we will plan it. Mr. All right. President, well, Luma la buga laaj mooy ne, just to say bye-bye to the people, and we will plan Thank it you. again for you to come. I'm Thank you, very, thank very happy that Thank you you. came here today.